mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Assane Gueye. Sénégal ak poussière bi fu ne ci dëkk bi ak li nga xamante ni mooy jafe-jafe yu mu àndal ci wàllu noyyi gi ngir ñenn gi gis-gis bu wàññikoog yeneen sénégalais yenn ci jafe-jafe yooyu sax daañu leen dégg ci xibaar yi mu yemoog tey jii di mardi gras njiiti daara yu bari nag daal di taamoo desal gune yi ci biir daara yi feetu fa moytul leen poussière boobee ñu junj ci mbeddi Ndakaaru li ko wër ak jàngoro ji law nag ñeel wàllu coronavirus Sénégal ak CEDEAO ci ndajeem fàggandiku ci Ndakaaru ca Touba njaaxlem association migrants yi fa yu bawol ngir mbokk yi ca Italie wàllu xibaar bokk na ci contrat gaz bi nga xamante ni Sénégal ak Mauritanie ko séq war ko daal di signé ak waa BP gaz dinañ ci am ay tegtal ak leeral yeneen ak xaaj njógu ci xibaar yi. alxamis di ginnaaw ëllëg ndaje bu au conseil dialogue social sumb ak syndicat jàngalekat yi la mu ci jublu rek au conseil boobu ak njiit la soxna Innocence Tab Ndiaye mooy daal di wut saafara ci lu sax ci jafe-jafe yi ci njàng mi Sénégal bitim réew Adja Binte Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Alaaji Assane. bisimilah. Hosni Moubarak faatu na tey jii moo nekkoon njiitu Égypte fanweeri at fippu askan wa moo ko jëlee woon ci bopp réew ma ci atum 2011 société civile ba nekk ca Togo nanguwul ne président Faure Gnassingbé moo gagnéti présidentielle ba front citoyen Togo debout ñu ni dinañ wéyal seen xeex ba alternance am dinañ ci déglu ki yor seen kàddu. jërëjëf Adja ba ci kanam ngir yaatal gi sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fay la jësan lu gën a fës ci xibaar yi. waxtaanee tournoi olympique ci wàllu boxe ñaari Sénégalais tey ji danañu yéeg ca ring ba ca Dakar Arena ñoo jot a yéeg ñëpp nag am nañu lajj ca lañ doon wut ñaar ñi ñoo kon yore yaakaar yi réew mi. ñii gën a ràññeeku ci wàllu football bi ci Sénégal ak ci wàllu sport ci même réew daan leen kon delloo njukkal tey ji ci ngoon site bi di sport 221 mooy def lu ni mel Ligue des champions Europe tey ci ngoon daan nañu sumbaat jëm ci seen i huitième de finale Barça ma nga ci Italie fa laaleeg Naples. jërëjëf Malal sport gi kon ak moom Malal Junior Diagne yéen i kaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM di waxtaanee tey wàllu jàngoro coronavirus ak fàggandiku geek taxawaay gi ci kilifay Sénégal am ci njeextalu xibaar yi lay doon Abdoulaye Diop ci technique bi. Papa Oumar Diaw régisseur d'antenne. bakkan yu fatt jafe-jafe ci wàllu noyyi wàllu gis-gis bu wàññi koog yeneen Sénégal yi yeewu tey ak poussière bi fu ne ci dëkk bi ANACIM di xam leen ni nag du luy jeex tey jile ndax mënees na njort ne fii ak alxamis ñu dëkkaale ak boobe poussière kuréel gi yore wàllu ceet gi ñeel qualité ngelaw leeg jaww ji moom gis ne jamono yi état bi ci boppam di qualité ba ngelaw leeg jaww ji Sénégal dafa gën a bon Amadou Sabax Ba. benn masque ci kanam gi beneen bi mu yor ko ci loxo bi Sidi Diawara moom fagaru na ginnaaw bi mu gisee poussière bu bari bi am ci dëkk bi. climat bi métti rek la def donc moo tax maa ngi nii ut masque sax pour mun a protéger par rapport ak poussière bi quoi j'espère que sénégalais bi dañ ci mucc quoi. ñu fekk ko ci arrêt bus bi fii ci VDN bi muy xaar oto Selbe Diouf moom yéreem la mujjee taf ci bakkanam ngir moytu lii di poussière bi moom di ñaawlu communication bi ci waroon a am te defuñu ko ci. métti na trop parce que yeewu rek yem ci sa kër xonq cur doo sax xam looy sol pour génn doo xam ndax da ngay diw ou pas dañu waroon def benn communication pour wax gars yi kat d'ici une semaine wala d'ici 2 jours ut leen ay masque préparez-vous dina am poussière bi ñëw au moins ñi nga xam ne amuñu possibilité ut loolu ñu mën ko teel a am nga xam ne boo yeewoo yemook lii da ngay yor sa masque maa ngi ni gis nga sama col roulé laa mujjee def sama bakkan pour di mën a. mais ANACIM dem wax na ca. waa 19h dafa guddi. bu ñu jógee foofu dem ci point E fekk fa Pape Meissa Diop directeur parc véhicule bi di xam le ne dafa tiit ci mbir mi te xelam dem ci li nga xam ne mooy jàngoro bi di coronavirus. mooy feebar yi may dégg nii ci monde bi fi ñu toll nii lu mel ni coronavirus bi ndax loolu du ko mën a véhiculer je ne sais comment alors mais quand même li xew ci monde bi ci affaire environnement tamit maa ngi koy xaw a suivre dama jugé que ni loolu la rek daal. bu ñu sukkandikoo ci ANACIM bi le climat dina wéy di am ba fii ak alxamis bii ñu jëm. fi mu toll nii nag askan wi yëpp ngay daw di wuti pharmacie ak boutique yi ngir wuti masque ngir mën a aar seen bopp ci bile climat. Amadou Sabax Ba poussière boobu nag xaw a yàqas lëf feet ak tey gii ngir gune yi di mardi gras ñu taamu woon ci carnaval ak yeneen waaye l'école yi ci bari seeni njiit dañoo taamoo des ak gune yi ci biir daara yi feetu ci biir l'école yi ba na génn ci poussière bi ngir nag bañ a tas yaakaar yooyu gune ak seeni déguisement Nafissatou Sylla. waaw y a la poussière moo tax duñu génn nii du yow kese y a beaucoup de parents qui appelaient tout à l'heure pour xool climat bi waaw comme y a beaucoup de poussière on sort pas on va rester voilà elle est asthmatique dafa wàccu woon d'accord c'est bon. Madame Touré di directrice su maternelle bu Croix-Rouge bu Point E nekk di wax ak téléphone ak benn waajuru élève ci at bi la nag carnaval bi ñuy faral di def dañ koy teg ci suuf ndax poussière bi le dama naan def carnaval ma génn def Point E bi
wër xam nga parents yi bureau yooyu et tout ça sëpp mu neex ba bëgg a dee ñëpp bokk ci animation bi quartier bi yëpp mais cette fois ci du ma génn damay toog parce que climat bi ñëpp gis nañ ñu mel poussière bi bëri na te xale yi majorité bi dañoo asthmatique même bu ñu amul asthme sax xale soj da ko yomb def animation rek tëgg fecc xale yi woy am nañu ay woy yu bëri ñuy créé woon. mu mel ni nag dafa am chance ndax élèves yi nga xamante ne ñëpp déguisé mbir mi mel na ni mettiwu leen. Midi, alors damay rester Samy et moi damay rester ici. situation bi ni mel moo am ca Gueule Tapée foofee nag ndongo yi ci biir classe yi la ñuy toog. lii la ko yàlla dogalee tey dañuy préférer rester ci biir classe yi ba tam-tam yi dañu dugg ci classe yi xaw a yëngal xale yi tuuti ñu fee tey jox leen ñu lekk ñu naan après mu jeex. ca Maison des Anges feet yu mag yañ daan def ren dañ koo teg ci suuf loolee nag dalal xelu waajur bi le. donc kontaan naa vraiment que ñu ne dañoo changé fête bi def ko ci biir classe yi parce que poussière bi baaxul xale yi dañu am allergie doo xam ban feebar la ñuy am. donc vraiment dina dal suñu xel d'autant plus que dañ doon sax hésiter pour indi xale yi sant yàlla bu baax comme dama jëndoon costume moom ba pare te nekk na ci xelam donc mënuma ko xañ fête bi daal. ak poussière bi la nag mel na ni yàgg ci biti dana jur ay jafe-jafe rawatina ngir xale yi ndaw yi nga xamante ne kaaraange gi ci ñoom la war a ëppee waaye nag loolee du tere benn yoon xale yi daal di bégal seeni xol. jërëjëf Nafissatou ñu waxtaanee jàngoro ji nga xamante mooy coronavirus gi xeetu grippe feeñ ca Chine ak i loraangeem ak na muy lawee ci àddina jamono yi ci wàllu woowu Sénégal ak mbootaay gi mu bokk di CEDEAO Afrique sowu jant seq ko ci wàllu koom ak koppar ñu ngi ci fàggandiku gi ci ndajeem formation fii ci Ndakaaru donte ni ko waxee borom bi def na jàmm ba ci Afrique sowu jant jàngoro ji jàppagu fi kenn Anna Rocha. donte ne espace CEDEAO bi amagul benn cas bu coronavirus bi ñu fee nemmeeku waaye tey jii la ñu war a gën a bàyyi xel ci boobule feebar ndax épidémie googee nu muy law dafa gaaw docteur Abdourahmane Sow bokk ci organisation ouest africaine de la santé. amaguñu benn cas boo xam ni mi ngi ci Afrique de l'Ouest mais Afrique amoon nañu benn cas bu confirmé en Égypte mais alhamdulilah ñëpp ñi nga xam te ne ñoo ngi nekkoon ay kantagam ils ont été négatifs. Je pense que li xew nii c'est une action vraiment novatrice. On est proactif, c'est-à-dire avant affaire bi di ñëw dañuy nekk di jéem a préparer wu pour que su ñëwee ñu mën faire face. Tous les éléments essentiels pour faire face à une épidémie sont en train d'être mis en place. Technicien de laboratoire yi nga xamante ne ñoo bokk ci réew yi bokk CEDEAO dinañ amal formation diiru ko ñetti fan bu weesu loolu nag dinañ leen jox itam ay kit yoo xamante ne dina ci am ay test bu ñu sukkandikoo ba tey ci Abdourahmane Sow mi nga xamante ne mooy coordonné boobule formation. jox leen ay jumtukaay yoo xamante ni suñ ñibbee daañu mën a tester fekkee am nañu ay cas suspect. parce que tey jii nii feebar bi nekkatul rek une épidémie bu yam ci benn dëkk dafa tax ba dëkk bu nekk da nga war a renforcer ses capacités et après jël toutes les dispositions yi war a jël pour éviter mu propager wu noonu ci dëkk bi. xeexum coronavirus bi nag laboratoire yi benn ponk dong lañu ci ndax bu ñu bëggee moytandi bu baax a baax épidémie bi foog ñu jël en compte lu ci mel ni prise en charge bi ba ci sax isolement bi nga xamante ne moom moo war bu dee gis nañ ab cas. Anna Rocha jërëjëf ñu des ak coronavirus gi ak Italie ak nu mu amee njeexite ci fu mel ni Touba Mbacké ak njaboot yëfa ca moomeem réew association immigrant yu bawal ak président ba Ousseynou Gueye di yëglu ci njaaxle gunn ci am foofee ndax mbokk yaak dëkkin wi ci Italie waaye it la ñuy xaar ci nguur gu Sénégal ci taxawu Maxema Diop. njaxare ak tiis ci diwaan bu bawal ginnaaw ba coronavirus bi feeñee foofee ci Italie kuréel gi ëmb migrant du bawal di wane rek naqar gi muy dund jamono ji Ousseynou Gueye moom mooy président bi lee faaw njaxare am foofu ay Sénégal yu bëri ñoo fa nekk ca comme di nga ko xamee feebar bi ci jaxasoo la ëpp lu muy wàlle ca Sénégal yi dañ fay organiser ay cant bu weesoo loolu ñoom dañuy dëkk ci mbooloo la ñuy dëkke daanaka Sénégal yi da ngay gis fukk wala ñaar fukk yoo xam ne ñooy bokk génn kër alors que su kenn jotee ci jàngoro ji rek mën na ko wàll moromam te it actuellement fi may waxee ni tey soo demoon ci kër sëñ Touba ga da nga fa fekk mbooloo moo xam ne ay sëriñ la ñuy doon di ay mbàkke jóge fii nekk dem foofu donc ñu ëpp ci ña fa nekk it Touba gi lañ dëkk foofu la suñu njaaxare gën a nekk. ay émigré yoo xam ne jamono ji dañ leen a tëj ci liggéey bi daal di tëgg a témbe dara demul dara dikkulu Ousseynou Gueye di wax rek la ñuy dund foofee njeexital gi mu nar a am ci seen waa kër yi nga xam ne ñoo nekk fii te ñu leen di dimbali ci lu ëpp ci lu ñuy dundee. kenn du dugg kenn du génn supermarché seen jëmmi
mi bopp actuellement dafa nekk en pénurie ci lu ëpp ci Sénégalais yi ay jaaykat lañ donc ñu jàpp ne dëkk yi nga xam ne fa la xewee déjà aussi ay dëkk la ñoo xam ne leen xamoon ci liggéey mais ak crise bi am Sénégalais yi liggéeyuñu parce que nord bi moo amoon ay usines moo am ay entreprises moo am fu ñu liggéey donc njaaxare dina am foofu mais ça va répercuter aussi également sur ici c'est les foyers comme vous le savez la plupart d'entre eux c'est des soutiens de famille. association migrants du Bawol yi jógewul benn yoon di waxtaan ak kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaan boobee ngir dalal xelu seen njaboot yi nekk fii waaye itam ñu ngi sàkku ci njiitum réew mu Sénégal mu gën a communiquer ak ñoom lépp ñu teg ko ci leerange. Marema Diop fii ci Touba RFM. jërëjëf Marema ñu des ak jàngoro ji di coronavirus geek law gi OMS mbootaay gi taxaw ci àddina ngir wàllum wér-gu-yaramu askan ak doomu adama yi jàpp ne mënees na njort lii di pandémie ak law ci gox yu yaatu ci àddina ñeel jàngoro ji ana luy pandémie ak nu ci Sénégal war a taxawee leeral di professeur Daouda Faye ak Aïssatou Faye Boudion. pandémie mooy muy feebar wala muy loo xam ne lii ci wàllu wérgu yaram la nga xam ne dafay laalandoo nit ñu bari te ni muy lawee dafay laalaale aussi dëkk yu bari wala sax adduna bi donc te dafay dem ba duñ ko mën a contrôler maanaam duñ ko mën a pour saafara ko day xaw a jafe bu demee ba yegg foofu day nekk affaire bu garaaw boo xam ne dafay nekk problème daal ci monde bu melee noonu ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite réew yi dañu war a jël ay décisions yu ferme du nekk décision yoo xam ne ay masla la wala ay xool waaw kii dafa def lii et cetera donc nekk ay décision sentiment non dafa war a nekk ay décisions yoo xam ne buñ ko jëlee risque zéro la. Sénégal di fàggandiku ci jàngoroy coronavirus fàggandiku it naka noonu ci wàllum terrorisme waral alxamis ji ginnaaw ëllëg opération daan ko ci amal ci wàllu kon fàggandiku gi bu doon mardi ims lu ni mel song na Sénégal ci teewaay ak supervision bu ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye lay doon ginnaaw exercice yi moom jëwriñ ji dina janoog taskatu xibaar yi. ak RFM kumpa jeex na. ñu waxtaanee wàllu énergie gaz bi naka noonu nag Sénégal Mauritanie pétrole ak gaz bi nu seq ci wàllum exploitation seq ko kit kër gi nga xamante ni mooy kër gu xeetoo ci Amérique BP Gaz Marketing muy bloc GTA gën nañ ca am yeneen i leeral ak Hadj Ndiogou Diène. compagnie bi di Cosmos Energy cosaanoo ci Amérique xam na ne defagum nañu lu toll ci xaaju liggéey bi ñeel pàcc bu njëkk bu projet bi di Grande Tortue Ahmeyim ñeel nag exploitation gaz bi ñu gis diggante Sénégal ak Mauritanie ñoom ñu xam ne liggéey bi sax ñi ngi koy wëyal jëm nag ci ñaareelu pàcc bi ak ñetteelu pàcc bi ndaxte nag seen bébét mooy am lu toll ci 10 millions yi tonnes gaz yu ñu mën a exporter at mu nekk. ci fukki fan ak benn ci weeru février bi Cosmos ak i partenaire am xaatimoo neen sax fii ci Ndakaaru ak waa BP Gaz Marketing benn déggoo jëm ci njënd ak jaay gaz liquéfié bi toll ci 2 millions ak ñeent fukki tonnes yi nga xamante ne moo nar a génn ci pàcc bu njëkk projet bi di pàcc bu njëkk boo xamante ne contrat bi mi ngi toll ci 2 fukki at compagnie américaine bi ne tamit ñi ngi séntu ay réserve yu toll ci 100 millions yu baril ci pétrole ci octobre bi ñu weesu Cosmos xamle woon ne exploration bu Orca 1 nekk na nag lu am solo ci zone bi di Birala féete ci réew Mauritanie Orca nag soxal juróom-ñeenti teenu pétrole yu ñu gis diggante ñaari réew yi di Sénégal ak Mauritanie ci loolu sax Cosmos xam na ne yaakaar nañ ne daal ci at mi ñu nekk di 2020 dinañ dépenser diggante 162 milliards jàpp 187 milliards ci CFA loolu nag boolewuñ ci sax li nga xam te ne moom la ñu war a dugal ci exploration gaz diggante Sénégal ak Mauritanie ci rapport bi nga xam te ne si la ñuy def seen bilan Cosmos wax tamit ne am nañu ci wàllum koppar lu toll ci 225 milliards de francs CFA ci at mi ñu génn di 2019. jërëjëf Hadj Ndiogou exploitation ci wàllu pétrole ci fànn beneen muy bloc Sangomar association action pour la justice environnementale mooy dal di ñaax askan yi nga xamante ni ñoo fare ci île du Saloum ak njeexite yi nga xamante ni industrie pétrole yi mën na ko am fa ñoom AGE amal ci ndaje ak ñii di nappkat yi mbooloom yëngu ci wàllu tourisme ci ngëneel waaye it njeexite yu safaanu yu exploitation pétrole Aminata Goudiaby.
bloc pétrolier bi nekkee ci Sangomar nag ne ñu atu 2023 lañ ko fas yéene exploité waaye nag pétrole boobee fa mu nekkee ci île du Saloum yi napp gi mooy activité bi nga xam ne moom la askan wi di gën a def ñu nemmeeku fa itam mangrove bu am solo association action pour la justice environnementale nag ni ñoom dañu ragal mu am ay risques Mamadou Lamine Diagne mu mooy coordonnateur national bu AGE. risques yi nga xamante ne am na si mooy que aujourd'hui tey jii bu pétrole bi ñëwee mën na am jaxasoo si wàllu environnement bi nag mu ngeen ko déggee mooy mangrove yi nga xamante ne jigéen ñaa ngi ciy liggéey mooy jën yi am ci géej gi mooy fruits de mer yi nga xamante ne am na fi mais mooy jaww ji di climat bi parce que fii boo xoolee acteurs yëpp ci géej gi la ñuy liggéey donc bu pétrole tuur woon ci géej gi wala exploitation bi jaarul yoon rek mën na nësaxal potentiel yooyu. AGE ak ay partenaires am yoo xam ne ci société civile bi la ñu féete ñoom nag dañoo fagandiku moo tax nag ñu amaloon ab atelier boo xam ne 3 fan la durée ci Sokone jagleel ko pêcheurs yi ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu tourisme ak itam askan yi dëkkee ci zone insulaire yi. bu 3 fan yi jeexee comme acteurs yaa ngi fi acteurs yëpp dañuy élaborer benn plan d'action ñu partagé ko ak suñu partenaires yi di Oxfam di Rosa Luxembourg di CRADES ñëpp ñi fi nekk acteurs yëpp ñu mën a jël plan d'action boobu mettre ko en œuvre ba nga xamante ne vraiment dina mën a jëriñ population bi ba nga xamante ne pétrole bi du nekk la nga xamante ne day yàq dëkk bi mais day nekk la nga xamante ne da koy gën a dëgëral. Mamadou Moustapha Gueye moom mooy maire bu Sokone nga xam ne ci biir département bu Foundiougne la bokkee. donc ñoom ñoo ñëw tey baaxee ñu xam-xam parce que ñun ñii nga dëkk Sokone Fimela Palmarin Niodior Toubacouta ak feneen nga xam ne jege nga géej gi dañ suñ xel da doon jiixi jaaxa parce que bi ñu commencé wax pétrole mu ngi commencé yàgg ci Sénégal ay temps dañuy dem sax ba réer ñoom nag dañuy ñëw pour gindi ñu. fas yéene nañoo amal foofee sax ay comités locaux de concertation ngir gën a gindi askan wi ci exploitation pétrole boobule Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata ñu waxtaanee sooxe mi ci njàngale mi Sénégal ak présidente au conseil bu dialogue social bi xam le ni alxamis ginnaaw ëllëg ndaje dina dox diggam ak syndicat jàngalekat yi ngir rek jéem a wut buntu nangu na it ne am na ponk yoo xamante ne nguur gi ci boppam ci moom la des ngir ak caafara tey ci 8e plénière au conseil dialogue social la ko xamle ci Saly Portudal Innocence Tab Ndiaye ak Abdourahmane Diallo. bu ñu liggéeyee ñaari fan ba adopté suñu plan d'action triennal annuel dañuy woowaat secrétaire généraux éducation parce que gis ngeen ni fan yi rek samedi def nañ fi benn marche Thiès ñun nag bëgguñu toog di seetaan ñu ne nañu seetaan li ñu mënoon fii lañ ko defee Saly def pré-rentrée defal leen renforcement de capacité yëpp vraiment yaakaaroon nañ ne année bi grève sax du am waaye comme yàlla def na grève am na ñoom gis nañ ne gouvernement bi dafa sooxee ci mise en œuvre accord bi ñun danañ toog seet fan la gouvernement bi mën a avancer ndax protocole tamit kenn mënu koo exécuter à 100% en même temps mais mën nañu xool lan lu mënta ñàkk gouvernement bi tamit ñu jublu ci ñoom wax ak ñoom ndax xale yi ñu bañ a loru du école bi daf ñu itteel bi ñu tegee au conseil ba tey école bi daf ñu itteel donc fi mu nekk ni ñoom bu ñu ñëwee jeudi dinañu waxtaan ak ñoom bu ñu waxtaan ak ñoom ba tënk ñu waaxu tamit dem ci gouvernement bi ne leen nag ñun li ñu bëgg mooy ngeen jàppale ñu ci yii point xale yi mën a jàngi grève yi ñu arrêté ak plan d'action yi. RFM bitim réew. ñu dellu ziar la bu baax Adja Binta. delloowaat la ziar El Hadj Assane. tàmbalee ak Égypte mi nga xamante ni ñàkk na président ba fa woon Hosni Moubarak. Moubarak mi ngi amoon juróom-ñeent fukki at ak benn tey jii ci suba la gaañu ci benn hôpital bu nekk ca Caire moom nag moo nekkoon président bu Égypte li ko jëlee woon ci bopp nguur ga mooy révolution peuple ba ci atum 2011 moom nag jiite na Égypte lu toll ci fanweeri at dañu waxoon sax ne dictateur la ana kan moo nekk kon Moubarak portrait ak Daouda Diouf. ci fukki fan ak ñett ci octobre ci atum 1981 ki nekkoon militaire ca réewum Égypte nag te lañ ko fal mu jiite réew mi ñu gis ne nag Mohamed Hosni Moubarak moom nag lu toll ak ñeent yoon fal nañ ko njiitu réew ca réew ma loolu nag tax na ñaar fukk ak juróom-ñeenti at ñetti weer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti fan yoo xamante ne daal jiite na ko réew ma nag laata ñu ko fay dàq ci 11 février 2011 gannaaw nag ay manifesté yoo xamante ne ñoom ñoo fa amoon moom nag mu ngi judd ci ñeenti fan ci weeru mai ci atum 1928 Hosni Moubarak nag moom soldat la woon mu ngi jàng ci académie ba ñu gis ne nag moom juddit la woon mu ngi doon bokk ci parti bi ñoo parti national démocratique amoon na nag ñaari doom ñu fàttali nag Moubarak gannaaw nag vice président bu réewum Égypte la woon ginnaaw ba ñu faatee ki nga xamante ne mooy Anwar el-Sadat ci atum 1981 ci la ko nag wuutu ci réew ma laata ñu def ab élection moom nag ba mu nekkee ci réewum Égypte di ko jiite nag ñu bëri nag dañ doon ñaawlu doxalin bi ñu ko doon doxal maanaam daal mooy buur mooy bumi amuloon démocratie loolu nag ci atum 2011 ñu wax lu ñuy wax printemps arabe moom moo ko fa jëlee gannaaw ab révolution boo xamante ne askan ñoo génn ci mbedd mi manifester ba mu génn ñu tëj ko nag li nga xamante mooy perpétuité ca réewum Égypte laata nag ñu koy bàyyi ci atum 2017
ñu fàttali nag ginnaaw mouvement bi mu amee ki nga xamante ne tey am na ñaari bant di Moubarak génn àdduna ñu ngi ko doon tuumaal ne rey na juróom-ñetti téeméer ak juróom fukki doomu aadama ginnaaw nag bi ñu ko tëjee foofu noonu ñu bàyyi ko nag ci atam 2014 Moubarak tey bi mu amee juróom-ñeent fukki at ak benn ci la génn àdduna ci hôpital militaire bu Gala ci fi nga xamante ne mooy Caire. Alaaji Daouda Diouf Guinée Adja Bintak francophonie mi génn ci processus électoral ndax mu ni fichier électoral ba leerul te benn résultat mënut a génn bu baax ci élection bu fa mën a am moo tax organisation internationale de la francophonie jël dogal bi nag laata juróomi fan rek des ci référendum constitutionnel ak élection député yi fa war a am dimanche ji di ñëw ñaari élection yooyu yëpp sax ki waa UFDG ñoom nga xam ne mooy opposition bu gën a am ndëgër laay ca Guinée dañu ko boycotté secrétaire général am wax na sànq ci RFI Cellou Dalein Diallo ay kàddoom Alioune Ba moo ko tekki. Je note que monsieur Alpha Condé viole la constitution. li ma gis mooy kii di Alpha Condé mi ngi jalgati lii di ndey charte réew mi bi nga xam ne moom moo tax ñu fal ko ci atum 2010 ak 2015 constitution boobu nga xamante ne ci la taxawaat kon boog mën naa wax ni moom mi ngi def waxeet te lii di FNDC mi ngi koy bàyyi xel ba tax na yaakaar nañ ni moom yellootul nekk lii di président de la république te li jëm ci wàllu législatif yi nag ñu ngi koy soññ mu respecté lii di charte yi waaye li seetlu mooy kii di Alpha Condé dafa mel ni ku jël lépp féetale ko ci booram ngir rek mën a jël ndam li ci bu njëkk dafa bañ lii di mission d'audit yi ba pare teg ci di def ay fraude yu doy waar ba nga xamante ne fichier bi mëntuñ koo wóolu. Au point que ce fichier ne représente pas l'état du corps électoral. Cellou Dalein Diallo Alaaji Assane wax na itam daal di ñaawlu lool pataaralu CEDEAO ak Union africaine ca la xew ca Guinée. Togo moom société civile ba ñoo réagir ginnaaw xibaar ak paluwaatuk Faure Gnassingbé ki yor kàddu Front Citoyen Togo Debout nee na dictature rek moo faluwaat te ñoom loolu nag du jur dara lu baax moo tax ñu ni dinañ wéyal seen xeex ba keroog Togo di am alternance professeur David Dossé ki ko interrogé mooy Anna Rocha ca Lomé ay kàddoom Malal Junior Diagne moo ko tekki. Le Togo est une anomalie. C'est un des rares pays au monde. li xew ci réewu Togo amul si benn réew si àdduna Togo daal jàpp naa ne réew la moo xam ne na muy doxee wute naag lool réewi àdduna bi na muy doxee ndax naka nga mënee jàpp cim réew moo xam ni ay weer a nga ca ginnaaw askan wa dañoo wàccoon ci mbedd mi ngir sàkku ñu tekki ndomba tànk seen njiit muy Faure Gnassingbé tey ji ñu ne wote nañu askan woo doon ñaxtu démb moo ko falaat premier tour loola doy na waar loolu moo tax nag ñun daal ñu jàpp ni lii di xeeñ ak di yoot Togo daal mbir la boo xam ne buñ ci jógulee mën naa jur fitna mën naa jur tam ay musiba ndax itam ñun dogal bi kuréel gi yore wàllu wootee jël dogal la bu nu bettul ndax lii xew na 2005 xewoon na 2010 xewoon na 2015 bu xewaatee 2020 dafa ji rek kon dañoo def la ñu defaatoon léegi nag askanu Togo noo war a jóg taxaw temm ngir nag dàkkal lu ni mel ndax am na lenn ci loo xam ni kenn du la ko dindil day mel ni daal pesum kanam boroom rek moo koy fajal boppam. Cela n'augure rien de bon malheureusement pour le Togo. kon ay kàddoom Malal Dossé moo ko doon tekki di yem ak yéen fii. déet Alaaji Assane wax nga ci patron Hollywood bi nga xamante ni daan tegu na ci kawam wala bokk ñu ba beneen. xam naa ne moom sénégalais yi leneen moo leen gën a ñor. waaw coronavirus geeg lëmbeeg poussière bi. noo xëyee tey da ngaa soloon casque. masque laay xaar ni dañ ma ko war a indil. moom la ñuy xaar ni mu indil ñu ko ak suñu desk santé Adja Awa nee na ñu ngi xaar waa Dantec war ñoo indil ay masque yu war a sol. d'accord Awa dama defoon daa dugg ci njaayu masque bi sax. Malal Junior Diagne maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar Alaaji Assane. tournoi olympique boxe ñaari sénégalais yi. ci ring bi bu ngoonee. bu ngoonee jigéen ji nekk ci équipe bi rek moom tund mooy day yëg tey ji bu njëkkam ci yëf yi Khadija Timera la tudd dina laaleeg génn ougandaise gu tudd Katerina Nassir. ca góor ña ne Karamba Kebe moo di dajeeg benn doomu Égypte bu tudd Ali Karar Ali Moussa ñoom nag tey jii la ñu war a jongante foofa ca Dakar Arena ba ñu tàmbalee yi fi ba di nekk amul genn sénégalais goo xam ni am nga ndam ca loola. combattant geneen a ngi nii bokk ci paralympisme maanaam ñi nga xam ne daal dañu am wàññiku ci wàllu cër waaye dañuy def tàggat yaram nekk ci ñu xarañ lool di Ibrahima Seye moom nag dafa daal di am qualification pour dem ci Jeux olympiques yi war a xewee ca Tokyo muy Jeux paralympiques yi xewee ca Tokyo moom nag nee na daal fi mu toll nii la mu bëgg moo ñu jàppale ko ba mu mën a waajal boppam bu baax a baax ngir indil médaille olympique Sénégal fédération ba itam nangul na ko lu ni mel Sode Thiam. gannaaw ba mu gagné ñetti combat diggante ak égyptien ghanéen ak Maroc sénégalais bi di Ibrahima Seye nag daal di nay am qualification historique ñeel para taekwondo ngir Jeux olympiques Tokyo 2020 maître Abdoulatif Mbaye di sélectionneur national bu para taekwondo
di ko rafetlu. Gaynde Njaay la quoi par rapport ak temps bi ñu ko formé ak temps bi mu nekk bon il a beaucoup de talent par rapport ak parce qu'il fait l'athlétisme il a 100 mètres. Il fait 100 mètres alors 100 mètres yooyu da koy wane sax des fois si compétition yi taf mu def la 100 mètres ay coup kon loolu ay kii la am na ay bagages yu bëri mu am li mu laaj xeex lay def je pense que amoon nañ ci yaakaar bu baax que dina qualifier Sénégal te yàlla def na ko parce que yàlla mooy maye. mu teew ca Rabat fa jogante kay amee président fédération sénégalaise bu taekwondo nag rafetlu na liggéey bi nga xamante ni Ibrahima Seye def na ko ba indil Sénégal qualification gu njëkk ci Jeux olympiques yi Balla Dieye. Un athlète très sérieux et très combatif et puis looloo ko may sax mu qualifié parce que vraiment jom fulla fayda la fi wane ba suñu borom sutural ko mu qualifié en tout cas merci beaucoup et di féliciter aussi la direction technique di féliciter son entraîneur bi nga xamante ni moom moo ko suivre ñu préparer ko ñu indi ko fii ba nga xamante mu mën a tey décrocher bi. moom Balla Dieye yokk ci ne liggéey bi dañ koy wëyal ngir yeneen i ndam. di leen gën a encourager waat encore davantage que à partir d'aujourd'hui mun nañ def cap sur Tokyo pour que ñu gën a préparer davantage pour mën a vraiment honorer le Sénégal ces Jeux olympiques yi am ci Tokyo. ndeyu mbili gi nga xamante ne nag moom moo nekk capitaine équipe nationale bu para taekwondo di Ibrahima Seye jamono ji ay gëtam ci médaille olympique la ko teg. jërëjëf Adja Soda Thiam ñu waxtaanee Malal meilleur sportif yi nga xamante ni site bii di sport 221 dina leen célébrer. moom nag tey lay daal di def lu ni mel ci Ndakaaru fii ci teeru bi jàpp nañu ni Sadio Mané moom mooy personnalité sportive de l'année lu tax nu jox ko raay ju ni mel Amadine Si bi yëfi amal yëfi moo ci indi leeral. mais Sadio Mané la ñu élire mu nekk personnalité sportive de l'année Sadio moom du bett kenn ndax saison bi mu def ak Liverpool Sadio Mané Ballon d'Or daal looloo tax daal jury bi daal di porter choix bi si ki nga xam ne mooy Sadio Mané waaye tamit li nga xam ne mooy sport de combat dinañ nekk à l'honneur parce que ki nga xam ni coupe sportive de l'année bi moom Maman Amina Dione double championne d'Afrique de karaté ak Mbagnick Ndiaye champion d'Afrique de judo ñoom coupe sportive de l'année yi seen wet dinañ gis seen dirigeants yi ndaxte président judo ak bu karaté ñoom la ñu jël def meilleur dirigeant de l'année si wàllu ménager sportif yi Augustin Senghor ak résultat Sénégal yu baax yi tax na ñu def ko ménager sportif de l'année ndaxte ump leen ni Sénégal ci wàllu football équipe nationale senior bi def nañ résultat dem ba final waaye tamit petite catégorie ak li nga xam ne mu ngi koy def ci wàllu infrastructure notamment centre Guéro bi waaye tamit ci wetu Augustin dinañ fa am Issa Mboup bi nga xam ne ni moom mooy président fédération tennis bi nga xam ne ni grâce à moom am nañu benn centre bu bees bi nga xam ne académie la war na ko financer pour xale yi nga xam ne ñoo bëgg def tennis ak Badara Ndiaye bi nga xam ne sport travail c'est la waaye tamit sportif du cœur di ay sportif yi nga xam ne dañuy def du social ku mel ni Idrissa Gana Gueye sax dafay wuutu Gana day wuutu Sadio Mané bi nga xam ne moom moo doon sportif du cœur l'année dernière Gana gis nañ action yi mu def hôpital Dantec ak hôpital Albert Royer ci wetam nag dina am Kabir Ben basketteur bi nga xam ne moom association Yaati Blaise day def ay dons yu bëri kii di Matar Ba nag ak ki nga xam ni moom mooy Diagne Ndiaye ak Mame Boye Diao ñoom ñooy nekk parrain ñoom ñooy présider li nga xam ne moom mooy événement. Amadine Si ñu koy ziar daal di jeexale Ligue des champions bi nga xamante ni daana ko wéyal 8e de finale yi ngoon Malal. ñaari jongante yu am solo danoo xaarandi boori 20h yooya ne ba ca jiitu ak ba ca topp yëpp am na solo Aïssatou Faye Bodian mooy càmbar ñaari jongante yooyu. joueur yu FC Barcelone jàll lii di test bu coronavirus li leen dese rek mooy ñu daal di jàmbarloo ak Napoli yi FC Barcelone Lionel Messi nekk ci diggu dooleem mu war a rek daal di am résultat bu baax ci diggam ak équipe bu Gennaro Gattuso entraîneur bu Naples di rafetlu bu baax a baax ni ki démb liggéeyu équipe espagnole bi ci dellu si waat ci xarañaayu kii di triple XL bu Ballon d'Or européen Lionel Messi mu war a doon gulet mu war a jouer ci benn pelouse bi nga xamante ne beneen joueur bu xarañ bu Argentine joué na fa di Diego Armando Maradona beneen ndaje li nga xamante ne mooy Blues yu Chelsea dinañu fas yéene jël raw gàddu gi ci seen digg ak équipe bu bavaroise bi bu Bayern équipe Chelsea moom nag nekk ci forme ci Premier League dañu def seen kéemtulaay kàttan ba rek daal di gagné équipe bu Allemagne bi lee tabarkalla ñu ngi ci tànku fexe na ni laxarte ba ndaw soosu nga dégg léegi tam ñu indi ko ci desk bi. desk sport bu mag bi waaw. yéen daal ku ñëw rek sport ak français. waaw desk bu mag desk wolof bi nag. fara bokkoon. gars yi war nañu daw pëcc. jërëjëf